xibaar yi dañ koy tàmbale ak maître Djibril War moom nekk yegg si na ca Addis Abeba dañu ko escorté woon sax bu muy dem ca aéroport bu Johannesburg moom président commission du parlement panafricain ni daal dañ ko fa doon menacé may menace de mort la doon jot ñu fàttali rek ni dafa fa jàppante woon ak benn député bu Afrique du Sud ma nga xewe woon nag ca fa ñu doon fale président institution boobule moom Djibril Wal sax jot na jokko ak Chérif Dia ñu teewlu ay kàddu. remercions vraiment. maa ngi gërëm kilifa Sénégal yi rawatina ambassadeur bu Sénégal bi nekk ci Afrique du Sud moom nekku foon dafa tukki woon wante bi ma koy yëgalee tëkku yi ci lay yebal ndaw mu daal di saisir kilifa yu Afrique du Sud wax leen lu leer ne leen sama bakkan ñoom ñooy responsable lépp loo xamante ni daal mën na ma dal. ci noonu lan daal di jël ay matukaay ndem sax ca njëlbeen ga kaaraange amul woon ci hôtel ba ma nekkoon wante ci lan ma indil waa police rawatina force spéciale yu Afrique du Sud ñu daal di may gunge ci yoon wi ma jëlee kon ca hôtel ba ca fële nga xamante ni mooy ca aéroport ba su ko defee kon mu mën a jël roppalaan daal di ñibbisi fii ci Sénégal muy loo xamante ni kon lu am solo la ñu ciy gërëm ñëpp. l'aéroport. voilà jaajëfal Chérif Dia mi ñu tekkil kàddu yooyu le dañuy wax ci askan wu Dugar ñoom nag démb ci dimanche gi ña nga woon ca mbedd ma di sàkku rek ñu dakkal travaux yooyu nga xam ne société Pecook moom moo ko fay amal te ñu delloo leen seeni suuf yoo xam ne daal dañoo jàpp ni dañu ko confisqué si ñoom manifestant yi tamit di naqarlu tekkaaral bi nga xamee ni autorité centrale ak territoriale yi moom la ñu nekkee dañuy teewlu ki yor seeni kàddu ci micro Ahmadou Bamba Samb ak Abdou Diouf Diagne. bi ma demee ci Nianing dama waxoon ne dafa am ñaari département yoo xam ne ci Sénégal dafa mel ni bandit foncier yëpp fa lañ nekk dafa mel ni voyou foncier yëpp fa lañ nekk dafa mel ni gangster foncier yëpp fa lañ nekk mooy Rufisque mooy Mbour naam bu ñu nangu ñun suñu biir ñu féewale ñu waaye bu ñu nangu itam ñu féewale ñu ak suñuy mbokk gendarme bi ñu demee Dougar amoon na ay gendarme yoo xam ne am nañ fa suuf bi ñu demee Dougar am na ay policiers yoo xam ne am nañ fa suuf bi ñu demee Dougar am na militaires yoo xam ne am nañ fa suuf bi ñu demee Dougar am na waa DIC yoo xam ne am nañ fa suuf et donc vous les gendarmes ñu ngi leen di gërëm di leen di sant di leen di wax ne faites votre travail waaye bu leen def excès de zèle di fekk nit 4 heures du matin fekk ko ci lalam fekk ko en pyjama loolu ñaaw na ni ñu leen di sàccee noonu la ñu bëgg a sàccee waa Dougar il faut comprendre que ni ñuy sàccee seen prime ni ñuy sàccee seen solde te yéen mënu leen kaas noonu la ñuy sàccee waa Dougar et donc c'est légitime li waa Dougar di def. ki yor seen kàddu moom ngeen doon dégg ci xibaar ci nasaraan yi ki nag Guy Marius Sagna la woon bokk ci FRAPP France Dégage ñëwoon di leen di jàppale ci seen i xeex boobule. dañuy dem ca Wakam ak Mermoz ginnaaw ba fa gendarme yi amee ab descente ba teg fa loxo ñu bare loolu tax ba ñenn ci askan wi nag ànd ci rafetlu ko waaye ñeneen ñi tamit ña ngay naqarlu nañu ko defee ndaxte nee nañ jàpp boole nañ ci ñoo xamee ni bokkuñu si dañ ciy teewlu reportage Pape Fara Ñing ak Younous Diatta. ci bërëb bi ngeen di gis nii ci lañ jàppee lu ëpp juróom-ñetti téeméeri ay nit te gendarme yi def li nu mel. ñu ngi fii diggante Wakam ak Mermoz wàcc gi nga xam ne nag way takk der yooyu wàcc nañ fa jàpp ñu bëree bëri ñu nekk foofu ca bërëb ba ku ci ne ak ni nga ko gisee. li fi xewoon démb maanaam ñun mbetteel lañ ci am parce que ñun man sama place laa nekk dama xëy yeewu rek ñu encadrement léegi fi ma nekk sama xar yi di génne di war a xonto yooyu noonu ñu ne ma si la gendarmerie lan la ñu ne ma ñun explication amut jël sama xar yi yëpp ak yóbbu. jël piste bi yëpp yóbbu. xewoon démb gis nañ ko rafetlu nañ ko ndax fii bari dafa rax bu ëpp ba mu ëpp bu njëkk ay mécanicien kese ñoo fi nekkoon wante léegi dafa am dëkkandoo yoo xam ne ñu ngi fi dëkk lu ne ngi fi dëkk nag am na ñoo xam ne dañ fay def comme dëkkuwaay kër am na sax ñu fi def koy def ay kër di ko luyee wante nag li fi nekk moom ëpp na lool. bërëb bi nag liggéey bu ne mu ngi fi. waaye jàpp nañ ne am na ñoo xam ne dañ leen rax. ni ay bande ngi fi ay jaaykat lu ne ngi fi même lu ne am na fi daal fii moom daal. parce que bu ñu génnee ñooñu fi nekk noonu ñi fi nekk nga xam ne amuñ lu ngëm-ngëmub liggéey ñu liggéey loolu dana leen arrangé ba ci man mii di fi xëy su ma sañoon fii
dara luy yàq der du fi am wala loo xam ne nii luy xatal la wala yu mel noonu. jaaykatu feeraay bi bokk ci ñi nga xam ne tegoon nañ leen loxo waaye am na loo xam ne neexu ko ci ni nga xam ne moom la gendarme yi doxalee. dañ maa fekk sama kër sama garage mécanisé boobu laa def nekk am naa fa lu mat 10 ans di yoo fanaan su ma xëyee nekk sama liggéey ñu fekk fa ma ko boobu ubbil garage bi ma ubbi ñu jàpp ma noonu la dem dañu ñëw rek jàpp ma waxuñ ma dara. mais condition yu nu bàyyee nag ñun par 3000 lañ doon fay pour ñu libéré ñu de waaw pour mu leer 3000 lañ ñu fay man bokk moom laa fay ak sama ñooñ pour ñu libéré leen. lu tolloog juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay nit yoo xam ne teg nañ leen loxo ñi di gendarme yi def ko ci seen mission bi ñu dem amal foofu gannaaw ba ñu wàccee foofu ca bërëb ba. benn fan gannaaw ba ñu wàccee foofu ca bërëb ba liggéey ya mu ngay wéy di continuer fi nga xam ne moo nekk ci site bi nekk ci diggante Mermoz ak Wakaam. ñu def gëstu ci salle de sport yi jamono yi ñu gis ne xale yu jigéen ñi bëgg nañu ko lool ñu bari dañuy dem foofu di tàggat seeni yaram ñu ci bari nag jàpp nañu ni maanaam ay recommandation médicale moo tax ñu koy def ñeneen ñi tamit jàpp ni dañuy dem ngir féexal seeni xol ñu teewlu ci reportage yu Omar Mbow ak Ahmadou Ba. Sur les 10 personnes trouvées dans cette salle de fitness, 4 sont de sexe féminin, des jeunes filles et de grandes dames, toutes belles à la recherche d'un corps de rêve. Ah, tout ça pour cuisse là. Day brûler graisse su cuisse bi quoi. Voilà élément bi du version bu baax bi certainement du ñàkk dinañu ci dellu si ci yeneen i xibaar bitim réew dañuy dem fële ca Mali nag fa la ñuy amal investiture président bi di wuyoo colonel Assimi Goïta di cérémonie boo xamee ni dinañu ko amal ci centre international de conférence bu Bamako événement boobu nag di am ci contexte bu xaw a doy waar ak massacre yi nga xamee ni amal nañ ko ci civil yi fële ca Mali ak tamit Burkina Faso dañuy taxaw ci loolu sax ak Chérif Dia Chérif gis nañ ni quand même jamono yi côté Mali Burkina Faso xaw na doy waar ak li nga xamee ni moom moo xew ci week-end bi ak civil yu bari yoo xam ne dañuy yóbbu seen bakkan. Oui, plus de 120 personnes tuées surtout rawatina fële ca Burkina Faso gis nga ni semaine bi moom ku ne xam na ni sax weer yi passé depuis Idriss Déby génne àdduna crainte yi moo doon loolu l'avenir du Sahel ci wàllu kaaraange parce que xam na lutte contre le terrorisme am na taxawaay bu am solo boo xamante ni moom Idriss Déby doon na ko fa taxaw rax ci dolli nag li xew fa la nga xamante ni mooy ca Mali bi gars yi defaatee seen deuxième coup d'état bi France semaine passée à la surprise générale ne dañuy retiré wu ci li nga xamante ni mooy seen soldats yi foofu donc bi ko France waxee 48 heures après catastrophe bi am fële ci Burkina Faso donc on peut craindre le pire bi nga xamante ni kon moom mooy fii ci Sahel parce que réew yi amun doole fragile nan te yàgg nañu wax tamit ne li nga xamante ni moom mooy wàllu sécurité moom kenn du ci di ko yebal keneen mu la koy defal ku nekk yaa war a jël sa matukaay bopp mais li nemmeeku Mali mooy militaires yi nguur moo leen gën a yitteel kaaraange gi su jamono ji nekkee Bamako di xëccoo scénario 2012 bi leen fi nar a dundaat mooy bàyyi li nga xamante ni mooy yeneen parti yi jihadistes yi tegaat ci loxo su ko defee bu ñu avancé tam doon dem ba pour ñu reculer waate jafe-jafe dina am donc muy loo xamante ni kon ay procuration moom kenn du ko def ci wàllu kaaraange et puis Burkina Faso aussi la même chose muy loo xamante ni kon c'est terrible pour kii donc réew il faut ñu jël seeni matukaay bañ a xaar dara ci wàllu bitim réew ko ci nekk mais loolu nag il faut que armée yi ñu former leen ñu bàyyi nguur gi parce que nguur gi moom li naan jàppale ñi nga xam ñooy civil yi mais kii Goïta mi xelam xalaatul sax mu après transition bi mu bàyyi parce que lim yéene mooy moom sax mu nekk candidat après et loolu mën na jur loraange ci Mali mais aussi ci Sahel bi nga xamante ni comme c'est un sérieux problème yoo xam ne ça se pose. waaw jërëjëf Chérif Dia ñu jeexale ko ak Fatou Aboubacar Chekaw nekk chef bu Boko Haram groupe djihadiste boo xamee ni nag naam groupe rival la ñoom ñoo ko tàggee ci ab message audio boo xamee ni daal nee nañu ñoom ba ko seeni soldat maanaam wëree ndombo ci la tekki ceinture explosif am activé ko ba faat boppam ñoom nag ñoo ko xam ne ci benn message audio xam naa du ñàkk tamit dañ topp xibaar boobu xool ndax confirmé na wala déet Cheikh Diop li moo fi gënoon a fës ci wàllu xibaar. sëriñ bi def na ñaan moom sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Diaw def na ñaan ci xibaar yi ci kàllaamay ko ci mbokk yi.